responsable de la production aussi bu ñu wax monsieur Mbaye Thiam donc peut-être que moom dana gën a xuus ak yéen ci détails yi quoi merci beaucoup. Voilà bon pour continuer fii mooy accueil bi bon yaa ngi gis bon suñu jigéen ñu taaru ñuy toog ci accueil bi ñoom ñoo chargé wu tey peut-être ku ñëw ci kii bi premier contact bi ngay am fii ñoom nga koy amal ñoo lay intercepté waxtaan ak yow ci li nga bëgg. te xam naa ne aussi bëri na tey loo xamante ni bon si activité yi ñoom ñoo koy def par exemple lu mel ni ay defar ay cachet impression yu bëree bëri daanaka yooyu yëpp ñoo koy def bon ñoom ñooy accueil bi daal daanaka fii lu bëri lu fiy xew si ñoom lay jaar soog a mun a jàll ci yeneen gars yi quoi kii mooy Marème Soda Sylla kee Aji Ndiaye la tudd kee Madame Fall. waaw bon comme vous le voyez fii mooy la salle des infographes bon infographe yaa ngi nii toog su ma mënee lu ñu mën a wax mooy tey lépp lu ëpp si activité yi ñu def ci entreprise bi si salle bi lay jógee parce que ñoom ñooy defar créa yi ñoom ñooy defar kii modèles yi dessin bon lépp ñoo koy def graphisme tout ah tey par exemple bu fekkee da nga bëgg a defar benn bâche fii lay ñëw si ñoom jox leen les informations nécessaires ñu defar créa bi defar bâche bi ba mu rafet bu ko defee ñun ñu jël maquette bi envoyé le client bu fekkee validé na ko ñu soog ko yóbbu salle de reproduction gars yi tiré ko si bâche bi bon infographe yaa ngi nii kii mooy Jo kii Amadou lañ koy wax Amadou Ndiaye voilà bon comme je vous l'ai dit tantôt fii moom mooy salle de reproduction maanaam day travaux yi ñuy def yu si bari suñ finition yi fii lañ koy defee comme machine bi nga doon jël léegi gis nga feuille bi nu mu ko dugalee ñu ngi ko lancé fee fi ma leen wax ci accueil bi lii plan la bon moom fee la ko commandé lancé ko ba mu ko lancé programmé ko ak machine bii nii mu génnee ko directement léegi ba mu ko génnee moom da ngay xool yaa ngi gis bu génnee day ñëw ba fu mu yem bu ñëwee ba fu mu yem machine bi dafa am coupeur mu la koy dagg taf mu wàcc yow boo seetloo bu baax yaa ngi doon dégg ba mu naan ko trrr pour di ko dagg quoi voilà moom machine bi lu muy génne mooy ay kii yu mag ay format yu mag comme vous le savez xam nga dafa am ay format yi boo xoolee lii format A4 la am na A3 yooyu yëpp machine yi mën na ko tirer yu ndaw yi maintenant bon bu ñu dépassé loolu ñëw ci ay A1 A2 A0 ay A0 plus affaire yooyu noonu mooy yu mag yi yooyu foog nga am recours ci machine bii nii par exemple bu fekkoon da nga bëgg 100 cartes bu ñu koy génnee par exemple koy calé ci 10 feuilles bu nekk ñu def si 10 cartes léegi machine bi moo koy dagg tollal la ko ba nga am ci 100 cartes machine bi nag bon peut-être instant yi amuñu liggéey buñu ci def mais nu ñu koy manipuler yomb na da ngay xool flèche yi moom moo lay indiqué machine bi laser moo koy dawal quoi laser boo bësee flèche gisee da koy yóbbu ba fi nga bëgg taxawal fi laser bi nekk nii boo bësee rek moom moo koy dagg bësal ñaari touche yi dafa naan taf laser bi fu mu tegu rek gis nga da koy dagg yaa bi machine bi bon c'est une machine numérique bâche yeeg vinyle yeeg dos bleu lépp loo xamante ni tey ci en rapport avec numérique moom bii moo koy tiré quoi moom tamit fii lañ koy programmer ginnaaw bu ñu defaree fichier bi ci salle des infographes ñu ko infographe bi defar ba pare dañ ko koy jox parce que gisoo sànq ba mu koy woo sax mu ngi naan dafa war a jël fichier bi maintenant bu jëlee fichier bi si lay ñëw dugal ko fii ci machine am commandé ko parce que dimension par exemple ñu ne bâche bi dafa war a doon 2 mètres sur 1 fii la koy commandé couleur bi dafa manqué fii la koy defaree lépp bu ko defee mu lancé ko si machine bi génnee ko quoi léegi kii yaa ngi nii matière bagage yaa ngi nii fii am na bâche am na vinyle am na dos bleu am na leneen ak leneen am na one way yooyu yëpp ay xeetu kii la quoi par exemple boo xoolee fenêtre bi matière bi fi nekk one way la tudd instant yaa ngi gis si biti mais ki si biir biti du la gis bu guddee ki ci biti da lay gis mais yow ci biir doo gis ki si biti yooyu kooku one way la quoi am na yeneen matières yoo xamante ni flex lay doon bon dañ koy apposé yooyu si ay yére dañ koy def si yeneen ak yeneen am na yoo xam ne bâche lay doon pour ay banderole ay affiche affaire yooyu noonu am na yoo xam ne aussi vinyle la waaw ay xeet yu bari la quoi panneau publicitaire dañ koy defar yi moo koy defar tey par exemple bu doon def panneau publicitaire soit da ngay soit opté def ko ak fer léegi bu ko defee da ngay xool dimension bi nga ci bëgg nga jéem ko commandé ci menuisier métallique mu defaral la panneau bi bu la defaral panneau bi léegi banderole bi fii nga koy tiré ci bâche wala ci vinyle yaa xam loo koy def bu ko defee da ngay ñëw rek monter taxawal quoi bu fekkee tamit dafa war a am ça doit être lumineux aussi électricien yi ñëw ñu monter lampe yeeg yooyu noonu comme ça mu doon programmation boo xamante ni heure bi nga ko bëggee kay affaire day ñëw quoi léegi aussi bu takkiyee ba pare day commandé bu commandé machine bi ajo topp mu dawal mais machine bi ngeen di gis tey ay stylo yi ngeen di gis ñu koy personnaliser machine bi moo koy defar agenda yi ngeen di gis personnalisation machine bi moo koy defar clé USB machine bi porte kii pochette téléphone yi ngeen gis peut-être tey nga def ci sa photo mu rafet ba dee wala nga def sa photo jëkkër wala nga bind ci lu la neex mu rafet ba dee machine yi moo koy defar machine bi daal daanaka li muy defar bari na
lii pochette téléphone la boo xam ne machine bee ko defar bi complexe Jinda Couture la benn complexe bu gars yi war a lancer fii je pense que Guédiawaye la machine bi moo ko defar da ngay xool kii waa Delta Médical bi seen coffret bi lii agenda la machine bi moom moo ko kii nii def ci Delta Médical ak seen i adresse seen numéro téléphone yooyu noonu tu as vu lii pochette la calpe lañ ko mën a wax tu as vu moom aussi mu ngi ko personnalisé def ci Delta Médical lii yëpp boo ko boolee coffret la tudd quoi gisoo stylo bi aussi def na ko ci lii yëpp machine bi moo koy defar machine bu doy waar la wax dëgg yàlla lu ne lay defar lu ne lépp loo xalaat ci lu rafet machine bi da koy defar waaw machine bi pelliculage la tudd mooy machine pelliculage gis nga ni mu demee nii boo ko téye këyit la papier la quoi mais boo ko lambee day mel ni dafa am plastique dafay mel ni dafa mbuus la quoi lambal yaa ngi gis fii la jaar moom moo tax mu mel nii quoi dafa pratique boo ko defee ni instant yi ndox du koy yàq gaawul yàqu deful dara du damm du def dara lu la neex def ko dafa kii quoi machine bu pratique la wax dëgg yàlla li ma la wax dafa xaw a ne classification mais moo gën a pratique quoi parce que bii doo ko sax seetlu boo ko dóoree taw mais machine bi tamit machine bu doy waar lu muy def dafa bari trop xam naa ne bu ngeen si gisoon dara sax dina leen yéem parce que tey machine bi mën nga si lancer par exemple benn document mu dawal ko génne un document de 100 pages mu génnee document bi relire ko def ko comme genre livre boo gisee da ngay foog ne document bu jaar imprimerie rek ñu def ko livre ak lépp machine bi da koy def da koy génnee tirer ko ñëw ko fii lem ko agrafe ko def ko lépp ba boo gisee document bi genre livre nga koy foog quoi machine bu doy waar la moom tamit léegi tamit bu fekkee par exemple da nga am beneen document boo xam ne def ko defaree fee si infographe comme ni ma leen ko waxee sànq boo ñëwee si machine bi nga koy dugal machine bi la àndal boo dugal si machine bi aussi commandé lancé mu indi ko directement fii quoi mais nag machine bi lu leen lay def tu as vu boo ko indi dugal defee ci calque bu ñëwee fii machine bi lañuy taal manipuler ko yaa ngi gis laseram bi aussi moom si liggéey bi la bokk moom mooy génnee cachet bi bu ko defee ñu monté ko mooy génnee timbre bu ko defee ñu monté ko si appareil bi nga am cachet bu mucc ayib waaw lépp loo bëgg ci cachet machine bi machine u casquette la presque casquette maanaam casquette yi ñooy gis ñu def ci par exemple logo tour affaire yooyu machine yi moo koy defar ginnaaw bi ñu defaree maquette ba pare fi nga koy yéegal presse ko da nga koy taal mu tàng bu tàngee ba benn degré nga kepp cap bi presse ko taf wàccee yaa ngi dégg ay 2 secondes 3 secondes maximum rek da koy lakk machine bi moom aussi presse t-shirt la presse Lacoste ak affaire yooyu noonu yii yëpp moo koy defar lii matière bi flex la machine bi nga doon gis suuf machine numérique bi moom moo koy defar bu ko defee ba pare dañu koy dagg rek indi fii nii bu ko defee mu lakk ko moom aussi da nga koy taal tak xool température bi nga xamante ni moom nga soxla parce que tey boo si yàggee di nga xam lu si ne parce que tey lii flex la bokkul ak lii nga xamante ni tey peut-être flocage la wala kii wala transfert bu si nekk da nga am température booy laaj pour mën a lakk tey par exemple tey li nga mën a teg transfert temps bi nga ko mën a teg mu lakk ko ak degré bi nga ko mën a teg mu lakk ko boo ko tegoon si flocage daf koy yàq parce que matière bi dafa oyof bii tamit flex la bii tamit laaju temps bu yàgg lii flex la matière bi laaju temps bu yàgg moom tamit je pense boo amee fii ay 120 degré machine bu tàkkoon ba 120 degré boo ko pressé benn 5 secondes 6 secondes dafay kii nii quoi dafay baax bii aussi t-shirt la comme bii la bii nag moom mooy defar taas yi machine bi mooy defar taas yi vous avez vu 1 2 3 4 5 am nañ 5 cases yoo xamante ni bu si nekk mën na presse benn case par exemple tey case bi ngay gis nii lii case simple la ñaari façon case moo am bii simple la tu as vu tout le temps da ngay gis photo bi si nekk gars yi ñu defar créa bi ñëw nga dugal taf dóor mu lakk yaa ngi dégg léegi tout le temps nag da ngay gis photo bi am na boo xam ne nag magique la case boo gisee dafay ñuul kuku dafay noir mais nag boo ci defee ndox bu tàng rek da ngay gis photo yi commencé génn apparaître loolu la ñuy wax case magique parce que bon comme son nom leen rek la magie ni affaire bi demee boo defee ndox bu tàng da ngay gis case bi commencé wax tàll di photo yi si nekk lépp nga koy gis bu affaire bi seddaate rek dafay wàccaat bokk teg bi nga xam ne simple la tout le temps da nga koy gis tu as vu maintenant machine aussi boo ñëwee taal tey dama leen di wan moo tax ma taal yëpp bu fekkoon dama bëgg presque benn case rek damay ñëw rek bàyyi yëpp taal benn boo taalee benn boobooy tàng gis dese benn du si tàng gisoo lii ba mu koy taal mu ngi sedd guy mais dafa tàng jër instant yi boo ko laalee mu lakk la tu as vu maintenant bu yeggee bii 300 degré moom mooy defar case bi quoi bu yegg see 300 degré boo dugalee benn taas taf 4 minutes maximum 4 minutes da ngay dégg mu signalé li muy signalé noonu yaa ngi koy dégg dafay wane ne kii bi tàng na instant yi prêt na pour lakk case bi mais boo dugaloon taas bi aussi day noppi mais 4 minutes bu demee ba xam ne instant yi li mu soxla yëpp jox na ko case bi day signalé waat pour nga dindi ko yow aussi bon boo si yàgg aussi mën ngaa dem ak sa xel xam ne moment bi war na ko mën a lakk bu ko defee nga dindi
am kaas bu normal lii yëpp moom moo ko defar wax dëgg di leen remercier bu baax te di leen encourager parce que ay ndaw yoo xam ne dañoo jug rek uniquement pour defar seen localité, uniquement pour joxe ay information seen localité et partout au Sénégal d'ailleurs. Maintenant bon yooyu duñ def loolu di leen encourager te di leen ñaanal yàlla bu baax a baax di leen wax ne kontaan nañ trop seen visite comme ni ñu leen ko waxee brièvement lu ñu leen wax mooy TSN daal mu ngi nii Touba Excellence seen négoce tout ce qui est en rapport avec la communication ñun dañ koy def tey lépp lu ngeen bëgg gis ngeen li ma leen ci suuf tey suñ support de communication moo nekk nii tirage numérique sérigraphie imprimerie lépp dañ koy def boo xoolee fii tamit li fi ne branding auto tirage plan casse maillot cachet t-shirt Lacoste lépp dañ koy def waaw adresse bi daal benn la Castor la boo ñëwee ba si ñaari station yi soo wootee ci 77 507 96 91 wala 77 347 81 81 77 347 81 deux fois boo ci wootee daal bu fekkee da nga ñëw ba si ñaari station Castor yi boo wootee ñu ñëw jël si la te boo ñëwee fii di nga kontaan parce que ñu koy waxee ñun suñu credo lan la satisfaction du client mooy suñu credo te xam naa ne ñi fi jot a jaar wax dëgg yàlla gis nañ loolu xam nañ suñu liggéey xam nañ ñuy liggéey bu baax a baax macha allah maintenant daal li ma leen wax rek képp ku ngeen gis boo xamante ni soxla na dara ci wàllum communication rek lépp lu mu mënti doon bu ñëwee TSN dañ ko si kii nii. waaw te waaw maa ngi nuyu ñëpp ak seen tur ak seen sant ak éléments yi jógee Kaolack pour ñëw fii pour quand même pour gérer seen situation vision. Donc man je me présente, je suis maître Thioub, Fédération sénégalaise de karaté. En même temps je suis président de l'association Bouddha Jutsu du Sénégal et chef de division militaire paramilitaire de la Fédération sénégalaise de karaté et de judo et directeur technique national de Jujutsu self défense. waaw ñi nag samay partenaires ñoom yàgg nañu parce que presque événement yi may def yëpp ñoom ñoo koy couvrir quoi ñoo may defal lépp impression yëpp ñoo ma koy defal coupe du maire des arts martiaux de Dakar ñoo koy def ak championnat yu bari ñoom ñoo ma koy defar tey depuis lors nag maa ngi ak ñoom parce que seen liggéey dafa set te rafet ak précision moo tax nag may ñëw fii di répéter de fur et à mesure ak ñoom.